directeur ci biir kër gi ak itam tout le personnel ñuy wéyal nag boobu nuyoo ci wetu askan wi di ziyaara kilifa diine yi kilifa aada yi di ci teg itam ñi nga xam ne ñooy xalifa généraux yi sunu soppey mag yooyu ñaanal leen yàlla gudd fan ak wér di sàkku ci ñoom ñaan bu baax a baax salaamualeykum dañ ko wax dugg ci biir hôpitaux yi cliniques yi ak dispensaires yi di masalu coono ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ña nga ca bërëb yooyu ñii ngi fajaate waaye ñii itam ñu leen di faj yal na yàlla boole sàmm ñëpp macha allah ñu waxaat salaamualeykum dugg ci biir prison yi macha allah ñi nga xam ne caabi daf leen féete gannaaw nattu du wees te ku ne ci àdduna ku ne di nga ñam ci fii am mooy les hauts et les bas de la vie ànd ak lu mën ci am bu yàlla feesee dell suñu xol rek incha allah lépp dana woyof kon bokk yal na yàlla woyofal ko ba ñu jóge foofu dem doxi seenu aajo. am na ñeneen ñu ñuy bàyyi xel mooy sunu wayjur yi nga xam ne dañ leen a ñàkk suñuy xarit suñuy soppe ñu ngi ci njéggal sunu borom njéggal googu yal na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam képp ku tiis wàcc ci sa kaw ñu ngi koy bokk ak yow di la massawu bu baax a baax a baax a baax moo tax noonu la ñuy jàllee itam Mara Dieng et sa famille macha allah ci génn àdduna ki nga xam ne mooy professeur Pape Maïssa Dieng di frère am macha allah ñu ngi koy jaalee famille bi yëpp di jaale itam famille Ndoobu Seen ci génn àdduna ki nga xam ne mooy soxna Maam Jaara ñu ngi leen di jaale bu baax a baax di ñaan yàlla yóbbu leen ca aljana yi gën a kawe beneen groupe bu ñuy jaale mooy groupe promotionnaire ñooñu suñuy nijaay la ñu suñuy mag suñuy xarit solidaire ba dee jàppante macha allah mu am koo xam ne soxna Aji Diallo lañ ko doon wooyee dëkkoon ca Gueule Tapée ñu ngi koy jaale toute sa famille di ko ñaanal yàlla njéggal yàlla na ko yàlla yóbbu ci aljana macha allah maa ngi leen di wax salaamaaleykum ajaratu Linguère jamonoy mbas la nu ne bés bu ne am lu cay xew waaye bu nu góorgóorloo incha allah yàlla dana ko fi jële nañu defoon ba mu wàññeeku buñ ci saxee incha allah dana fi jóge moo tax ñu ngi kontaan bu baax a baax tey di dalal ki nga xam ne mooy monsieur Cheikh Issa Sall bu ñu ko waxee rek te gannaaw dañoo nekk ci wàllu mbënd mi dina indi ay explication ndax moom mooy coordonnateur projet bi nga xam ne moo jëm ci wàllu gestion des eaux pluviales ak yeneen dina ci indi ay leeral bu baax a baax inspecteur Ndoye Bane inspecteur de Wareef macha allah moom itam mi ngi fi toog waaye li bay njëkk def rek mooy jox kàddu gi soxna Linguère di ko wax salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah Ndoye tey maa ngi moom dañoo kii dañuy waaj a xeex nii. da ngeen di waaj a xeex. waaw lu Eva Tra yàkkam ci Sénégal yëpp ka xam. non xam nga élève bu buy xeex ak maître bi nag bu kenn àtte de na ñëpp toog seetaan. kuy sa maître non Ndoye Bane. kuy sa maître. Ndoye Bane. tu n'as pas de maître. non xam nga ki tax nga tax bay taxal. bu tax yi taxee ne ko yaa tax. soo ma waxul woon loolu ma jaaxle niyool. li ci sama bopp sama maama ko ci def waaye ki tax ngay tax naka. ki tax nga tax bay taxal bu tax yi taxee ne ko yaa tax. très bien moo ma wane kon fu ma toll di ko ci delloo njukkal. bismillah macha allah doon nañu daan dooreeti ne te jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sama yaakaar yi tey ak ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore ziar mboolem kilifa diine kilifa aaday ñaanal sunu soppe sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokk leeram taasuñ ci barkeem Baye Abdoulaye Thiaw Laye yàlla yokk leeram taasuñ ci barkeem Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yéen bi woyof lool ci kawam ak mboolem sunu xalif généraux yi li ko waral mooy bu ñuy nelaw ñu ngi ci der bi te jàmmi réew mi rek a leen fa bàyyi kon nag ku la nekkal ci naaj bi war nga koo nekkal ci kër gi yaa ngi koy wax léegi ci mbas mi ku nekk gis na ne wax dëgg yàlla ñu ngi commencé waata am yaakaar yàlla na yàlla continué we noonu ba ñu dem bay egg ci 0 cas ndax réew mi bari yaatuwul ñun ñu ko dëkkee bariwuñu kon jàmm rek mooy suñu mbokk yàlla na ko fi yàlla gën a def ba mu gën fi saawan baawan yaay dégg yàlla na dëkk ak soppeem ba Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam am mbégte lool nag tey toog ak monsieur Sall waaye man li ma jaaxal mooy sama plan wowal bi daal doole naa ci koŋ wow koŋ fi mu toll nii loolu lañ soxla fi mu ne nii man tey bu ma wax lenn ci ba ñu toogee ba ñu réunion wee ba ñu gisee plan wow koŋ lañ soxla daar moom nee nañu moom mooy gérer projet bi nga xam ne moo jëm ci wàllu gestion eau pluviale ndoxum taw mi noonu la ak itam ci projet bi benn pàcc ci projet bi beneen bi lépp luy changement climatique waaw da nga ciy dox itam. xanaa ma nuyoo ba pare. waaw waaye leeral beeg nuyoo bay ànd. waaw mu ngi noonu dama dégg sax. ay ca waaw Sall nuyoo leen bu baax nag. merci kontaan bu baax si ñëw si émission bi. c'est la première fois ma ñëw si mais dama koy bàyyi xel yenn caay. dëgg la. ñi ko seq tamit mu am si mag muy Ndoye Bane bi. donc ma sopp ko lool tamit respecté ko lool si liggéeyam.
yéen tamit maa leen di gërëm bu baax ci li ngeen di def pour askan wi bi ngeen di commencé li ngeen commencé rek saa bu ko nit ñi doon sàlloo chaque jour yàlla mën na def jàmm ci réew mi mooy ñaanal ñi feebar ñaanal ñi dëddu nuyu kilifa diine yi nuyu kilifa aada yi ñaan ci réew mi bépp fi nekk comme mbas ak musiba jóge fi loolu bu ko ñëpp doon def ci suba ba ngoon yàlla mën nañu see dimbali bu baax a baax a baax. amiin donc ñu leen di ziar tamit ziar Sénégalais yëpp nag. ñu ngi jógee ci tamxarit. donc ñuy ñaan yàlla année bi ñuy sumb. yàlla def mu nekk añoom xéewal. lépp lu fi mbas yàlla profité aussi pour génn ko fi. musiba yi nga xam ne ñu ngi koy dund. mu laal àdduna bi waaye mu laal ñu. muy mbirum inondation wala ay feu de brousse bu ci kanamee. yooyu yëpp yàlla dimbali ñu ba année bi mu jóge fi ba faw yàlla indiwaat xéewal nag bu baax ak sutura ci dëkk bi ba nit ñi ku nekk la nga jàpp ak fa nga jëm ci lu baax yàlla yóbbu la ko fa nga àgg fa. li nga xam ne moom la ñuy wax muy projet bi muy projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique kooku benn pàcc la. ci programme décennal de lutte contre les inondations bi nga xam ne septembre 2012 le président Macky Sall bi mu ñëwee fekk fi inondation yu bëri mu dajale ñi mu am ñëpp conseil présidentiel mu ne dootuma fi nekk nag di def ay investissement yu ndaw ci wàllu mbënd mi dama bëgg génn les gros moyens ñu song mbënd mi dina yàgg de premier pàcc bi mooy 10 ans yu njëkk yi dina yàgg dina metti waaye nañ ko song rek incha allah yàlla mën nañu ci defal ndam boobu nag ci la jël programme décennal bi muy plus de 700 quelques milliards mu jël na service yu bëri ak projet yu bëri ñun ci wàll boobu la ñu dénkoon projet bi ñu naan projet dénk ONAS yeneen wàll dénk APEX lu ma ne PIS mooy Piscine irrégulier sud dénk AGEROUTE yeneen i pàcc ku nekk mu am lu mu la jox ak direction de la prévision de la prévention et de la gestion des inondations ku nekk mu am pàcc bu mu la jox pour que liggéey bi gaaw parce que liggéey bi yëpp bu ko benn service yoroon dina sooxe te rattrapage bi ñu waroon a am ci wàllu xeex mbënd dafa sori woon parce que inondation ñu bëri bëgguñu ci investir état yu bëri bëgguñu ci investir parce que looy gas suul la ay canalisation yooyu gas def ci xaalis bu bëri nga suul ko loolu en général ñi nga xam ne politicienne moo leen tax a jóg bëgguñu ci def xaalis bu bëri il préfère tabax ay immeuble nit ñi di ko romb wala tabax ay hôpitaux nit ñi di ko romb wala tabax ay tali nit ñi di ko romb que jël xaalis bu bëri gas ba mu xóot def ko ci ay canalisation muy jàll. président Macky Sall nag moom mu renversé option boobu ne moom dafay jël assainissement surtout drainage def ko priorité mu jël plan décennal boobu teg ko boobu ba tey nag ku nekk sa lan la dénk yaa ngi cay def la nga mën daaw def naa bi mbënd amee am na évaluation yu amoon ay mission d'information ñu dem ci région yëpp am na yoo xam ne dañuy wax ba gis canalisation bi pour wane ne fii canalisation moo fi te yu bëri tali yu bëri ni ñu ngi fi jaar fii Dakar ci suufu tali yooyu ay canalisation yoo xam ne buñ dindi woon ndox bi nit mën na ci dox. moom moo ci nekk mais man jarul may nuyoo sax mais directeur li ngay wax nii yëpp suul ngeen a suul dëkk bi yëpp gas ngeen ko mais lan doon dund jamonoy Senghor jamonoy Abdou Diouf jamonoy Abdoulaye Wade ba léegi nii moom la askan wi di dund ci inondation donc yéen kon li ngeen suul moo baaxul wala technicien gars yi ci boppam ñuy liggéey ba xaw ma da ngeen koy sous-traité da ngeen koy jox benn Evatra wala benn imam Diagne moom mu doon defar affaire yi parce que ba léegi nii li nit ñi di dund ba léegi moom la ñuy dund ci li nga xam ne moom moo di mbënd mi ba léegi nit ñaa ngi yuuxu ba tey mbënd mi mu ngi fi ba tey coono yi ñu ngi fi. xanaa kon da ngeen a mënu. waaye nee naa la système de rattrapage bi ñu nekk moo métti da ngay dox 2 kilomètres fekk yow ki koy dàqanteel jiitu woon na la 10 kilomètres booy seet mbënd mi bi muy indi coow bu métti ay 2005 ay cité bi nekk fii watu Bellevue boobu ay canots lañ doon jël di fa daw. Bellevue kenn déggatu fa inondation Dalifort boo côté yooyu la quoi ci ginnaaw watu kii bi rek watu autoroute bi watu Mariste foofu. d'accord kenn déggatu fa inondation mu avancé ñu dem Cité Soleil nit ñi dafa jaar ak ay canots comme noonu biñ ko songee ak travaux yi kenn déggatu fa inondation nga ñëw Dalifort
ñu song ko même chose Grand Yoff fii ay Philippe Maguilène Senghor amoon na temps bu taw amee rek foofu moo doon nekk actualité bi. yooyu yëpp kenn déggatu leen léegi si wàllu inondation ñu pare noonu jéggi tali bi dugg biir Pikine ay Médina Gounass ay waxi mooy gas ak sa loxo quartier ba Waxinaan la tuddoon bu masaan taw Waxinaan bu ñu waxee Waxinaan naan de mbirum ndox la. Waxinaan da ngay Waxinaan mooy dëkk foo xam ne boo waxee rek mën ngaa naan parce que ndox mi day génn. kon kay foofu bu inondé warta jaaxal kenn. mu nga warul jaaxal kenn donc dëkk yooyu yëpp actuellement kenn déggatu fa wàllu inondation parce que bi ñu fa songee ak kàmb yooyu ngay wax moo tax actuellement bu tawee 5 minutes après bu la neexee nga lal sa basang ñuy continuer noonu di dem di Thiaroye Kaw ñëw une partie de Pikine de Yeumbeul Nord une partie de Yeumbeul Sud Kër Massar sur les 150 quartiers villages yi ko wala quartiers yi ko constitué 100 yi actuellement boo fa demoon bu tawee ba pare bu la neexee nga lal sa basang. jamono ji Kër Massar jamono ji mais ma defe ne Kër Massar moo leen coow léegi yaa ngi dégg waaw kay coow yaa ngi nekkoon pour ñi nga xam ne ba tey ñu ngi si ndox mi loolu tax ma ne mbir mi feebar la boo xam ne day dox saa boo ko songee parce que dañ koy song nag di dem nag taayiwuñu si bàyyiwuñu si ñu ngi song rek wax naa leen fi ñu jógee ak ba fa ñu àgg te bàyyeeguñ ko nag ñu ngi ak moom fi mu nekk nii ndox mu bëri mi bett nañu ak doole boo xam ne bu bëri la indi na ay problème ñu ngi koy song ak plan Orsec bi mais terewul travaux yooyu ngay gis gas yooyu di dugal ñu ngi continuer di gas di dugal te bu taw bi gënee wàcc dinañ gën a accélérer pour mën a couvrir rapidement tout le bassin de Kër Massar lu la ñuy wax si wàllu technique le Grand Dakar mooy diggante Dakar fii ba Diamniadio incha allah balaa plan décennal bii di jeex dinañ ko yëmbal du Kër Massar yëmbal Thiaroye ci sa biir wax yaa ngi wax ne bett nañu hivernage du bette lu ñu mën a prévoir la ndax xam nañ ne àla kulli xaal dana taw. waaw léegi bu ñuy constituer ñun suñu travaux yi moo tax ci terme tubaab bi day wax réduction des risques d'inondation. réduction boo xoolee dëkk bu mel ni Allemagne kenn assaniru ko kenn du na amuñu ay doole waaye taw bi fekk bi fi jaar fan yi ñaar téeméeri nit la yóbbu Belgique noonu Chine noonu bu ñuy calibrer. sunu canalisation yi dañ koy calibrer ci li ñuy wax pluie décennale mooy bu ñu ko xoolee ci 30 ans yi mujj yi taw yi fu mag yi fi jaar ñu xool moyenne bi ci la ñuy calibrer nag maanaam canalisation yi bu ko weesoo ba mu ëpp mooy indi inondation yi parce que temps de latence dafay am mooy ndox mi bala moo dem il faut que mu jël fa ay jours wala ay heures doog a dem mais bu dee ay taw yu normal rek la doo gis si fi ñu def ay canalisation ak ay bassin doo fa gis dox nit mënul calibrer nag taw yi nga xam ne ñëwagul da ngay xool ak si li fi jàll 30 ans yi mujj yi taw yi nga xam ne suñu borom wàcce na ko fi si base loolu ngay def say calcul pour mën a calibrer say ouvrage bis bu yàlla nag si coobareem ak si kunam bis bu ko neexee surtout temps yi ak waaw ñaan yeeg tam xarit jeeg yëpp ak baykat yi nga xam ne xawoon nañ am ak jàqare tuuti bi ñëpp jubloo si sunu borom ubbi vannes yi li mu indi si diggante le 14 ak le 20 mooy 3 fois wu li mu indi woon daaw ba indi inondation dëgg la donc loolu day naqare taw daaw ba moo ëpp bu ren bi ëpp ko 3 fois ëpp na ko 3 fois waaw te boo demee actuellement sa fañ nekkoon dañoo jël benn peinture bu rouge ñu def ko si fi ndox mi nekkoon. boo fa demee actuellement nii boo demee unité 3. taw bi ñetti fan la gum de bareegul de. mu ko àggagul kii bi rouge ligne bu rouge boobu te incha allah yàlla mën nañu dimbali ba dafa àgg waaye daal. comme ni ma koy waxee ñun bu ñuy calibrer les ouvrages dañ koy calibrer si li ñuy wax pluie décennale. tant que àggul foofu. duñ am benn problème. mais li tax askan wi di fippu bay génn laa jaale ko parce que taw bi ñetti fanu taw la rek ñu nekk ci situation bi ñu nekk. ñetti fa xam nga xam nga kii taw moom taw kenn du ko calculer si nombre de fan da nga koy calculer si nombre de millimètres yi mu taw. d'accord taw bi benn guddi rek la woon. d'accord benn guddi. noonu ngeen koy calculer benn guddi mais intensité bi muy ñëwee ak nombre de millimètres yi wàcc.
foofu la ñuy calculer intensité wu taw. tey léegi nag suñu amoon juróomi fan yu ànd ak intensité. waaw bu muy demee waaw loolu la expliqué ne bii passé nii dafa bokk ci pluie exceptionnelle yi nga xam ne kenn du ko prévoir. suñu borom dong ci coobareem. moom lay neex mu wàcc ko. comme ni mu ko wàccee woon Allemagne 200 personnes dee ci ni mu ko wàccee Belgique kër yi di wàcc. xëy na noonu la wàccee. bu mel noonu fii Sénégal yàlla dimbali nañu ba tey kenn dégg fi yenn kii yu waaye nag fagaru bi nga xam ne fagaru woon nañ ko am na lu mu wàññi ci mbir mi wàññiwul lépp nag ba tey jii ñu ngi ci mbir mi tey jii bi may jóge fii bi may ñëw fii réunion laa jóge ci mbir mi parce que ñu ngi ko song bu baax nag ak plan Orsec bi moyens yu bëri fi mu nekk nii ñu ngi jëm ci banlieue ba moyens yu bëri ñu ngi jëm diggante Kër Massar Pikine ak côté Diamaguène ak Pikine irrégulier sud pour que non seulement ndox ma fa nekk dem mais ensuite ñu prépositionné fa dispositif boo xam ne li ñëwoon wala lu ko ëpp tuuti boo ñëwee yàlla mën ñu dimbali ñu mën a xeex ak moom ba mu dem. ma laajte boo xam ne peut-être ki mel ni Awa te demul jàngi. mën na ko posé ku mu mun ci tase kuy yëngu ci wàllu mbënn wala dara. xeetu plan yi ñu dégg dañu bare. lan mooy seen différence. waaw mooy li ma wax rek programme. waaw boo ko déggee. mooy da ngay jël ne man damay ci jël ay projets yu bari ma def ko ci. bu ma ne woon programme mu par exemple ci wàllu napp mi. wàllu dama bëgg a régler problème mu napp mi. demut benn projet pour jàppale mareyeurs yi pour benn projet pour jàppale pêcheurs yi pour benn projet pour jàppale femmes transformatrices yi pour benn projet pour wàññi essence bi bu essence gaal bi ñuy utiliser pour benn projet pour jàppale industrie yi nga xam ne ñoom ñooy transformer jën yi ñoom ñoo koy yóbbu ak projet boo xam ne au niveau de l'aéroport ak du port dina permettre jën bi gaaw donc yooyu yëpp moom mooy constituer programme bi nga xam ne moom mooy jàppale mbirum napp mi léegi nag projet boobu mën nga jël bi nga xam ne mooy jàppale gaal yi pour defar ay gaal jox ko nga jox ko benn entité muy defar ay gaal di ko jox mool yi nga jël beneen projet boo xam ne mooy ut ay camion frigorifique di ko jox kii na ko mareyeurs yi ñoom ñu ciy liggéey nga wut beneen boo xam ne ay jigéen ak ay góor ngay jël ñuy former les femmes transformatrices su nu ñuy defee seen transformation ni ñuy gérer seen xaalis gestion ni ñu amee benn plan de gestion bu ndaw bu simple boo xam ne recette dépense pour que seen xaalis bi ñu bañ kaa jaxaseeg xaalisu natt yeeg yu demee noonu donc loolu si schéma rek organisation système d'organisation la plan décennal bi tamit noonu la tëddee ñu ne projet nañ ko dénk comme banque mondiale moo fay nekk te banque mondiale yàgg na liggéey ak ADM te ADM tamit defoon na étude yu bëri si plan de drainage u banlieue bi mooy ADM jël na 1926 ba tey ndox yi buñ wàccee fan la ñuy jaar ba dem géej fii si Dakar gépp ci Grand Dakar gépp comme am na études yi am na lépp kon nañ ko jox mu gérer li nga xam ne moom mooy projet bi jàpp banlieue bi di jëm nank-nank léegi nag fond bu ñëw ñu fekk ne place quartier bi wala commune bi programme am pare na études yëpp pare na ñu jël foofu def ko foofu ñooñu commencé di def moo tax fu ñu jàll rek boo seetloo foofu moom presque day pare si wàllu inondation mais comme ni ma ko waxee dañu fee fekk retard buy yaatu si wàllu assainissement si wàllu sax aménagement en général boo demee si suñu dëkk yi yëpp man Mbuur laa dëkk pour nga gis dëkk boo xam ne am na plan d'urbanisme de détail ñu ne fii kenn du fi tabax fii la ñu war a tabax. mais démb ma tooñ ne dégg naa waa Mbour du ñu tooñ ne bu ngeen jaaxlee ñëw leen dëkk Mbour. parce que ñun amuñu problème loolu de maa ko lii ñu tooñ ñun amuñu Mbour am na quartier yu amul problème. ah d'accord. am na quartier yu amul problème mais boo demee fi mu nekk nii ñooñu bu ñu laajtoon waa Daaru Salaam. waaw di leen wax ne am na ndox. d'accord bu ñu laajtoon waa zone Sonatel. d'accord dinañ la am na ndox. dinañ laajtoon waa Golf. dinañ la am na ndox parce que tamit. yoonu ndox moom du bàyyi yoonam. dëgg la ñun suñu liggéey au niveau de l'ADM dafa simple. dañuy jël 1926 ba tey fan la ndox yi daan jaar si Dakar bu ñu wàccee fan lañ daan dem ñu utalaat ko yoonam boobu. ba pare nag teg ay tali si kawam bu ko defee nit ñi di jaar si tali bi suba ngoon duñ xam ne si suuf tamit ndox bi saa bu ñëwee
mu ngi jaar di dem. d'accord dafa mel ni ku yàkkamti du ànd ak ñoom de. non waaw ku mel ne man du ànd ak ñoom. xam na programme la. est-ce que du comme li ñu doon wax démb. da ngeen am problème mu programme pour communication pour wax ak askan wi. beneen pour que askan wi mën a comprendre parce que instant bi autorité yi ci bari ñi mu ñoo dem ci banlieue bi parce que bërki dem gis nga li xew ci autoroute bi ak yenn quartier ak ñoom ñëpp dañoo génn chaque jour on nous parle de milliards su nawet bi ñëwee gars yi nit ñi gis la même chose mu mel ni liggéeyu leen dara est-ce que amu leen problème communication beneen laaj bi nga yóbbaale ko balaa mami di jël gestion maanaam assainissement kan moo yor assainissement wu Sénégal parce que dafa mel ni liggéeyum inondation yi Eva. dafa bari ay loxo. dañuy jaawale ministre beeg ki yor. non déedéet dafa bari ay acteurs yu ci nekk. xam nañu waaw xam dégg naa fi ngay waxee waa sa kii bi ñu waa projet ADM mi ngi ci. ñeneen ñi Agirout ñi ngi ci. waa ONAS ñi ngi ci kan moo gérer assainissement au Sénégal. bu dee question bu njëkk bi. wàllu communication. communication moom du doy. parce que looy communiquer ci wàllu état. am na ñeneen ñoo xam ne ni ngay xalaate pour communiquer noonu la ñuy xalaate pour joxe ay désinformation. dëgg la boo xoolee ci réseaux sociaux yi bëri na image yoo xam ne ci ay nit ñuy xuus wala nit ñuy kii yoo xam ne ay image yu am ci yeneen i dëkk moom la ñuy jël plaqué ko ci li xew ci Sénégal pour wan nit ñi beneen réalité boo xam ne du boobu. donc mu ngaw ci réseaux sociaux yi. donc yooyu yëpp dañ koy jànkonteel waaye moo tax tamit. ñun duñ tàyyi si comme yu mel nii émission yu mel nii ñu bàyyi suñu lépp dénkaane ko suñu chef de projet yeeg suñu techniciens yi ñëw toog jàkkaarloo askan wi nga xam ne moo ñu yebal li xale yi di wax ñoom ñoo ñu yónni te dañ ñoo yàkkamti nit bu la yónnee nag da ngay am modestie wu de temps en temps nga ñëw toog ak moom nga wax ko naka li nga ma yónni nii ak nii si laa si nekk moo tax man du ma tàyyi ba saa bu ñu ma sollicité ma ñëw toog wax li nga xam ne moom laa xam parce que damay liggéey ngir yàlla damay liggéey parce que je suis un Sénégalais damay liggéey parce que je suis républicain damay liggéey parce que dañ maa wóoru am lu ñu ma dénk damaa war a rendre compte nag du kii la nommé rek moom ngay rendre compte mais ñi nga xam ne ñoom ñoo tax ngay liggéey tamit da leen war di rendre compte loolu moo tax yu mel nii ma am si mbégte pour di ko def li si des nag mooy techniciens yi comme nii buñ dee ñëw lu bëri si plateau yi di wax exactement li nga xam ne moom la ñuy def di ko wax ci vérité bi nga xam ne président Macky Sall noonu la ko bëggee parce que bi ñu demee keroog réunion vendredi propos liminaire am yi daf nañu wax leen ma exactement li ngeen nekk di def. fan la toll exactement. bu leen ci nëbb dara bu leen ci raayal dara. wax leen ma exactement parce que suñu xamul exactement les réalités. duñu mën a les solutions exactes yu baax yi. duñ ko mën a def. waaye dama leen ni laaj kii rek sollicité pour ngeen di xool. comme ni ma leen ko waxee sànq revendication bi nu muy doxee. nu muy évoluer waaw waa Bellevue ñoo doon kaas léegi c'est waa Cité Soleil waa Dalifort après waa Médina Gounass Djiddah Thiaroye Kaw ak yu demee noonu affaire bi di évoluer ba fi mu nekk nii Kër Massar benn côté bi yëpp presque. kenn déggatu leen. fi mu nekk ñan ñu la ñuy dégg unité 3 unité 9 unité 2 unité 2 benn canalu Sen'Eau seen benn branchement moo dagg ndox bi ñëw indi fa ay problème jaxasoo kii bi donc loolu moo tax pompage bi foofu xaw a jafe. mais directeur est-ce que mën nga jàkkaarloo xool dama bëgg est-ce que mën nga jàkkaarloo waa Kër Massar wala askanu Sénégal. wax leen ni leen su déwénee. ci inondation kenn du waxati Kër Massar est-ce que mën nga ñu wax loolu. li nga xam ne mën naa ko wax te loolu moom mooy la réalité tubaab bi sax comme ni ma la ko waxee noonu la ko tuddee réduction du risque d'inondation. réduction mooy tant que ñu ngi yem ci pluie décennale yi ouvrage yi ñuy def te incha allah déwén dina couvrir une bonne partie sinon toute l'agglomération de Kër Massar fu ouvrage yi àgg. bu dee pluie décennale rek la maanaam inondation yu mel ni doo ko fa dégg waaw waaye nag comme kenn mënul prévoir sunu borom comme ni ma ko waxee ay mbiru boppam la ñun si li jàll ak si liñ gis ak si liñ dund si la ñuy mën a basé wu pour def sunu liggéey par rapport ak loolu ouvrage yan fay def parce que boo jëlee foo xam ne tuyau 800 moo fa nekkoon
nga changé ko def fa canalisation boo xam ne 3,5 mètres la sur 1 mètre 50. nit mën naa dox ci biir. nga xam ne nit mën na dox ci biir tuyau boobu ñu dindi man nga dugal ci biir kii boobu 20 tuyaux yu mel noonu. ça veut dire que vraiment def nga fa liggéey bu am solo. boo jëlee biir fi ñu laalagum dong defagum nañ fa presque 5 bassins yoo xam ne pare na jël marigot de mbaaw ñu écrété ko defaraat ko nangam utal ko fu mu ndox mi di génn dem ci géej gi. donc pour le moment ci fi ñu yemagum foofu lañ ci yemagum travaux yi dafay continuer parce que projet bi yëpp bi nga xam ne moom la ñuy wax projet 2 bi ngeen di dégg. fan ak fan la concerné biñ ko estimé moom toute l'agglomération de Keur Massar jëm côté Kounoune Sangalkam ba une partie de Diamniadio moom la concerné. ñu ngi ko évalué woon ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ci ay milliards. donc buñ génnee gum pour gaaw pour bañ a xaar ay formulation projet pour xaar partenaires yi di ñëw banque mondiale ak keneen ak keneen président dafa ne bu xeet ci keesu état bi 15 milliards ne nañ démarrer. nañ amorcer travaux yi kuy ñëw fekk ñu ci. loolu mooy programme d'urgence bi nga xam ne moom la ñu doon exécuter programme d'urgence boo xam ne 15 milliards la pour un projet de 172 milliards ku la ci ne loolu 15 milliards yooyu mën na régler problème bi yëpp loolu dafay wax lu ko neex rek li nga xam ne mën na ko mooy wàññi considérablement difficulté bi wane yoon bi wane volonté état bi ak détermination si parallèlement ñu doon def travaux yooyu ñu ngi doon négocier avec le ministre de l'économie et des finances ak partenaires yi pour li des ci xaalis bi nuñ koy rassembler ba le 11 août bii passé si la banque mondiale yi ñëw ak participation pour 84 milliards état du Sénégal mu ngi xool feneen ak feneen ci partenaire bi nu mu koy compléter pour que ñu mën a song définitivement tout le bassin versant li ñuy wax du Grand Dakar mooy de Dakar fii ba Diamniadio. acteurs yi nag. donc loolu mooy li nga xam ne moom lañ ci nekk de acteurs yi comme ni ma ko waxee bëri na ay acteurs waaye am na fu ñuy daje nag di waxtaan. coordination bu ko defee ñu ne ONAS yow lii nga doon def yaa ngi koy def foo si toll lan moo si sa problème. ADM lii nga doon def foo si toll loo ci def APEX si noonu te loolu ki koy coordonner le président du comité de pilotage de la lutte contre les inondations. C'est le ministre de l'eau et de l'assainissement. service yooyu nag di nga xam ne ñoom ñooy constitué ci biir di liggéey ku nekk am na ministère xëy na boo bokk. AGEROUTE taleem yëpp day liggéeyaale bu baax ci assainissement parce que route yi dans les pays modernes. route yi mooy premier levier wu assainissement. parce que bu tawee fa la ndox mi war a jaar toujours boo jawee ci tali bi di nga gis ay kii yoo xam ne ay regard yoo xam ne bëggoon tooñee ne la wàlli voirie sëyëf la ñun bu ñuy def tamit hivernage bi ñun bu ñuy liggéey si route yi tamit dañuy def la même chose AGETIP buy liggéey ay routam day bàyyi waar assainissement programme logement yi président Macky Sall lancé tamit ña koy def dañuy bàyyi waale assainissement moo tax assainissement xaw a yaatu waaye nag comme am na benn comité boo xam ne le ministre de l'eau et de l'assainissement comité de pilotage moom moo ko yor foofu la ñuy daje pour di coordonner bu ko defee mu bañ a am télescopage ci liggéey bi. ministre de l'eau moom ñu ngi koy nuyu sëñ Mbaye Thiam mais moom dafa mel ni ba mu ñëwee ba tey moom ndox mi daa gën a jaxasoo sax nag. ndox mi daa gën a yëgoon bàyyi woon ministre de l'eau gi daal te defoon ko leneen boobu. da nga wax sànq ne sëñ Mbaye Thiam nag jàmbaar la ci ab mbir mi. non ci moom lañ koy xaar jàmbaar la. comme ni ma ko waxee rek bu ñu xooloon kanamu ñu doon revendiquer daaw ak ñuy revendiquer ren. yaa ngi dégg di nga xam ne mbir mi mu ngi dox tuuti ku ci di nekk ci ñun mu ngi def li mu mën ci coordination Serigne Mbaye Thiam muy jàmbaar ba pare républicain c'est-à-dire moom day concentré sur l'essentiel ñun ak moom ànd nañ ay visites yu bëri yoo xam ne presse ñëwul kenn ñëwul dafay ñëw techniquement ñu koy wax li ñuy def moom tamit en tant que autorité buy jël ay décision muy jël ay décision
te fépp fu mu mën a laal pour que affaire bi baax mu ngi koy def. mais xam nga paaka lu mu ñëw dinañ ko daas. daas mu ngi ko incha allah ndax da ngaa wax sànq baat bu am solo dañ leen a yónni te yàkkamti leen. jërëjëf te biñ leen di yónni ñun ñëwuñu wër leen yéen a dikk na jox leen ñu. mën nañ ñoo mën ñi fi nekkoon. ñu yëkkati jox leen. kon dañuy xaar la fi nekkoon. même ñoom bu ñu defee ak bu ñu deful woon yëpp yéen ngeen ñëw indil ñu lu meilleur. loolu lañ doon xaar kon moo tax lu ngeen mën di def it buñ ci gisul suñu bopp dañuy taxaw ne gisuñu ci suñu bopp buñ ci gisee suñu bopp it ñu taxaw ne gis nañ suñu bopp ndax xam nga inondation li ma ko waxee woon démb laa koy waxee waat tey sa kanam dafa yemul ci ndox mi taa rek ngeen ñëw manque ko yéen dem mais dafa am yeneen ak yeneen yu nekk ci biir yu metti yoo xamante ne ku dul ne ki koy dund mënu ko nettali ndax mën ngeen dem après kooku këram daanu yorul njëgu ciment bu mu yëkkati waatee mur ba dundam gi mu yoroon di ko lekk day demaale ci ndox mi njabootam mën nañ ci jaare tumuranke wala ñu jaare ci yàqu liggéeyam mën na ci yàqoo leneen ak leneen mën na ci yàqoo ndax am nañu dëkk ci banlieue bi ñoo xamante ne matuñu xëy léegi dem ci seen liggéeyukaay barki démb bi xale yi baaree autoroute bi am na ñu bari ñoo xam ne seen billet yi ñu waroon tukkee dañ ko ñàkk parce que dañu am retard mënuñu dem aéroport donc dañuy dem pour yokkaat ci xaalis ak leneen kon mi ngi laal yeneen touche yoo xamante ne xëy na bokkuñu ci woon mais dafa mel ni yéen da ngeen concentré wu rek ci Cité Soleil Dalifort foofu defar nañ ko ba baax na maire ba Idrissa Diallo sax ndeysaan yàlla na ko yàlla yëm jàppale woon na leen ci wax ci wax ju rafet a rafet mais dañu ne plan woowu kongu la ñu soxla bu leen ñu orsec bu leen ñu génneel beneen plan bu bees parce que plan yooyu noonu mooy jaxase xelum askan wi wax nga sànq ci communication waxoon naa ko fi dinaa ko waxaat communication bi nañ koy gën di jëmale ci wolof mais muy gën di bari parce que askan wi ngeen yor bu leen fàtte ne foofu la ñu toll donte nit ñi jàng nañ Sénégal mën nañ coxo mais ñi fi dégg tubaab dañ ngeen di wax te bu ngeen dikkee da ngeen ñu wax yu fort yoo xam ne waa banque mondiale ngeen di waxal bu ko defee nag nit ñi du ñu xam lan moo xew ndax ka nekk banlieue inondé li mu soxla mooy nga ne ko indil naa la plan damay wowal tey mais boo ko ne orsec mu toog naan orsec man kañ laay kii kañ laay lii bu yàggee mu ne fayal ma télé bi ma jóg ngacc sama ndox mi moo gën donc foofu communication bi des na nga laal beneen point mooy nga ne dëkkukaay yi nga xam ne kenn waru fa woon dëkk gouverner c'est prévoir yéen a ko yor kon jàpp naa ne fi nit ñi warta dëkk yéen a koy joxe même bu ngeen ko joxewul ñi nga xamante ne ñoo yor seen ay mbootaay di viabiliser ay terrain di ko joxe naan cité nangam mais ci yéen la ñuy sukkandiku pour mën ko am cité ku koy laaj di encaisser xaalisu nit ñi war ngeen mën ne ko da ngay assainir ba pare soo ko teg ay bornes da ngay assainir ba pare soo koy dagg di joxe cité SONES bañ koy dagg tey cité des eaux bi ñoo ëpp ñëpp ndox ñoo ëpp ñëpp problème te bu guddi jotee ay techniciens yi jox nañ ñu ndox ñoo fay fanaan cité SONES gii ci Guédiawaye daawul woon taa mais taa na ndax tey garawaay ba sotteeku na fa leneen sotteeku na fa assainissement ba yeex na donc yéen tamit fi ngeen war a xool dafa bari bi may daaneelee mooy séddoo bu bari day yàq am mbir ndax kii mën naa gaaw kii yeex kii rëy kii diis donc mbir mi nañ ko concentré fenn jox ko kenn su jubadee ñu mën a taxaw jàkkaarloog moom ne ko teg ko baaraam ne ko yow mii wax nga wax yu am solo de wax nga wax yu am solo bi ma si jiital mooy communication bi si wolof di wolof parce que tamit dénk leen ko langue nationale loolu moom def naa ne concours ENAM waroon nañ di évaluer nit ñi tamit si làkk kàllaama yi nga xam ne ñoo am si réew mi bu ko defee boo demee bay diriger en plus de français beeg anglais bi yeneen nga mën a taxaw wax wolof séeréer wala joola wala tukulóor wala leneen leen lu nit ñi dégg fii si dëkk bi communication bu bëri tamit comme noonu di toog ak nit ñi daal comme ni nga ko waxee man loolu laa gëm dañ ñoo yónni te dañ ñoo yàkkam te ñi la yónni da nga war di toog ak ñoom di waxtaan ak ñoom bi si topp mooy maanaam dëgg bi nga wax si wàllu complicité wu yenn saa yi service de l'État yi si installation wu yenn nit ñi si place yoo xam ne kenn waru fa dëkk loolu président moo ko jëkk a ñaawlu te chaque jour buy dajeeg maire yi fële Diamniadio moom ak maire yi sax yenn saa yi da ngay gis ne waxtaan wi yenn saa yi du neex parce que moom loolu daf see bàyyi xel bu baax te dafay appeler toujours administration territoriale ak waa DSCOS pour que képp koo xam ne yaa ngi def loolu buñ am si yow benn sentiment. waaye léeg-léeg ñu octroyé di terrain boo xam ne maire mënu ci dara de. waaw kay léegi loolu ay situation la yoo xam ne da ngay ñëw rek. dal si kawam. ñu def ko mettre ko devant le fait accompli. waa kay mettre ñu devant le fait accompli. commencé tabax. fekk foo xam ne remblé ay ndox fa nekk ñu remblé ko joxe ko. yenn saa yi comme ni ma ko waxee. si complicité wu ay services techniques yu mel ni ñun la. mais président de la République.
amul benn communication bu muy def si wàllu woowu te tegul joxoñul service technique yi def loolu wax leen ne nañ ko bàyyi parce que li ñuy après ñun état ñëwaat di rattraper waat ay erreurs yoo xam ne ñun dañoo bokkoon si ñu ko def loolu président Macky Sall chaque jour mu teg si baaraamam loolu ñun ñoo ko dul fekkee ndax mbirum linge sale la mu nga te dafa am moo tax mu bàyyi xel aménagement du territoire agence nationale aménagement du territoire agence la woon catégorie 5 xaw ma président Macky Sall moo ko jël yóbbu ko catégorie 1 yokk ingénieur plus de 30 ingénieurs yu bees indi nañ leen fa def nañ le plan national d'aménagement et de développement du territoire fépp ci Sénégal avec des coordonnées GPS yi ñu utiliser booy dawal sa oto fu nekk xam nañ lan moo fa nekk fu ñu war a tabax ak fu ñu warul tabax léegi dina am benn li ñuy wax visa d'installation. tegal la ko ci visa d'installation tegal la ko foofu ñu jëlal la ki ci ligne bi ak sa accord salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. mbokk mi bisimilah yaa ngi ci wareef. waa man unité 3 laa dëkk. très bien. waa directeur ADM bi laa dégg noonu muy wax. waaw. li ma bëgg li muy wax. bu mu invité Mbaye. suñu délégué de quartier mu wax li mu wax ci kanamam. waxal ca kaw loolu rek laa bëggoon ci ngeen mënoon may loolu. moom directeur ADM bi toog di wax loolu. waaw ci Kër Massar. waaw mu ngeen invité que mu toog ak sunu délégué. Mbaye mu répété li mu wax yëpp seen kanam mu répété ko ci kanamu Mbaye. ne ko mu bàyyi ni mu ndax li mu wax sur toute la ligne loolu lépp dara amul ndax man unité 3 laa dëkk. d'accord. waaw su ngeen ko mënee may. d'accord. maa ngi jéggalu nag bu fekkee kàddu guddi. déedéet dara néew ci da nga wax rek sa xalaat. DG. waaw dama def ne dafa dégluwul xëy na li ma wax. waaw dama ne problème yi déplacé woon ba fi mu nekk unité 3 boobu muy wax noonu mooy unité bi nga xam ne moo am problème actuellement parce que travaux yi àgg ko fa. d'accord. yaa ngi dégg ndax da ngeen ne yoon la rek bu ngeen di topp. waaw dañuy dox nànk-nànk di dem di rattraper di avancer di dem. d'accord ku ñuy ñaanal unité 3 ñi ngi ci biir ndox mi ñu ngi ci ndox mi actuellement parce que travaux yi àgg ko fa. déjà boo tegee foofu loxo. ñi nga xam ne waxtu bii. ñu ngi ci biir ndox mi. yéen a ngi ci seen ay plan di dem mais xam ngeen ne ñooñu ils sont dans l'urgence. dañu jaaxle lool. lan ngeen leen tegal foofu noonu naka yan yëf ngeen teg pour que ñoom itam ñu bañ nelaw à la belle étoile comme ça. waaw li ñu leen tegal mooy plan Orsec bii ñuy wax. plan Orsec du pour inondation rek de fi mu nekk nii bu amoon ay accident ay catastrophe ay yu demee noonu. d'accord dañ koy déclencher. li muy permettre. mooy lu ñu mënoon benn. si wàllu secourir nit ñi dinañ mën fukk bi wala ñu mag téeméer bi. parce que fi mu nekk nii le ministre de l'intérieur. mën na fekk ay camions yu jàmbur mu réquisitionné ko. mën na fekk ay guru yu jàmbur mu réquisitionné ko. d'accord mën na fekk matériel boo xam ne soxla nañ ko si secourir nit ñi mu réquisitionné ko. bu dee wàllu procédure pour ut ay tuyaux ut ay pompe fu ñu si doon xaar 1 mois moom si en quelques jours mën na ko am. yóbbu ko fañ ñuy war a liggéeyee mbir mi ñu liggéey ko fi. présentement bañ ko lancé si guddi gi rek déjà. plus de 150 moto pompe yu bees. yu ñu jëlee si fu nekk si en tout cas fu mu mën a nekk moom gars yi dañ ko jëli ji rapidement indi ko. d'accord dajale nañ ko yóbbu ko si mu commencé ñu koy installé si banlieue bi. plus de 50 hydrocureurs camions hydrocureurs yóbbu nañ leen foofu ñu commencé di pomper di jàppale nit ñi en attendant maintenant ñuy rassembler li si des yëpp pour mën a kii fëgg boo ko ne toog toog mu dugg toog dugal gaaw ñu ngi lay déglu allo salaamaaleykum waaleykum salaam soxna def sant yàlla bu baax a baax yàlla sant yàlla amiin ya rabbi ñu ngi rafetlu seen émission boobu c'est vrai parce que actuellement mooy ordre du jour. d'accord. dëkk bi benn waar inondation bi métti na. nit ñi. ma delloo la kàddu gi rek. waaw mu ngi donc Orsec boo ko déggee loolu organisation secours yi pour mu gën a gaaw. léegi fi mu nekk nii dootoo dégg ci beneen ministre bu si wax. d'accord. c'est le ministre de l'intérieur. moom moo jël la main. comité de pilotage laa leen waxoon léegi moo doon dajale techniciens yi. léegi état major de commandement lañ ko tuddee. d'accord. fi mu nekk dañuy fonctionner comme ay militaires. bu guerre amee mel ni dara moo am loolu la ñuy fonctionner. loolu c'est pour vous dire que incha allah
song nañ ko ak doole ñu ngi ñaan yàlla rapidement parce que amiin rapidement nit ñi génn si mbir mi mais président Macky Sall keroog daf ñu tere sax ne ñu ay bàyyi leen di wax situation daaw beeg bu ren bi bu ten moo tane non def nañu tant que benn nit mu ngi fanaan si ndox mi moom il n'est pas satisfait y a problème wallaay donc nañu bàyyi wax boobu te ñu wax ñuy xool réalité bi en face mooy bu fekkee benn sénégalais tey jii mënoo togg añ ci sa waañ wallaay il faut nga teg la ay mool c'est vrai bu fekkee benn sénégalais sa mat la tooy na ba mënoo see tëdd dëgg la problème am na lépp lu ñu am si moyen nañ ko si def pour que rapidement nit ñi génn si ndox mi mais est-ce que dañ leen di génne ci ndox mi rek bàyyi leen noonu parce que ku sa mat laa tooy ku sa armoire tooy sa ceeb yàqu nga nekk ci mbedd mi ñii di dem ci école yi ak conséquences yi ak problème yi ya fa am est-ce que ci ngaccum ndox rek la leen état di jàppale plan Orsec yemul si ngaccum ndox rek dafa ànd ak social tey jii bi ñuy def réunion bi waa délégation générale protection sociale solidarité nationale ñu nga fa woon waa service d'hygiène ñu nga fa woon parce que ndox bi bu génnee dañuy dem saupoudrer foofu pomper ko pour que lépp loo xam ne feebar la woon ak yooyu yëpp mu dañ dëgg la yaa ngi dégg donc service yi nga xam ne yëpp assistance sociale yooyu yëpp action sociale yëpp ak wàllum sécurité xam nga banlieue ku ko wax ne ak sécurité te xam nga ak xale yi police mu nga fa woon dañu fa bari wax gendarmerie mu nga fa woon sapeur pompier mu nga fa woon service d'hygiène mu ngi fa woon solidarité nationale mu ngi fa woon ku ci nekk ak la nga dañ ko def ay comité yoo xam ne ku ci nekk yaa ngi xool fi mu nekk di def say évaluation gouverneur yëpp ñu nga fa woon yi nga xam ne seen dëkk yi am na ay quelques cas ñoom ñëpp ñu nga fa woon ku nekk bi ngay indi say état da nga wax ne ndox mi laal na dëkk tel laal na temps de concession yàqal na tel lii ak lii lañ soxla si moto pompe si vivre si jàppale si matelas si ay carburant ak yooyu yëpp ku nekk da nga def say besoin bu ko defee yooyu yëpp la ñuy matale incha allah. xam nga man nag bis ni ki tey neex nga ma xam nga lu tax dafa am xale bu wax fii sànq lu am solo mu ne nopp bi muy dem ci bopp du woon pour rafetal ko pour dégg la allo mami jël ko salaamaaleykum wa rahmatullah allo waa sëñ bu baax bi waaw salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaw ça va bien sant yàlla alhamdulilah allo ku baax ki yow rek la ñuy déglu waaw maa ngi dégg acca bismillah waaw man maa ngi woote parcelle parcelle bu Kër Massar wala bu Mami allo da ngay bañ a déglu télé bi dafay tax mu yàgg ci yow voilà maa ngi woote Parcelles Assainies bon dama bëggoon juste ma apporter juste benn contribution ci li directeur wax boo mënee wàññi sa télé ndax ñu mën la dégg DG mi ngi lay déglu waaw allo wàññi naa télé bi pourtant jërëjëf wàññi naa télé bi c'est bon yéen a ngi may dégg ah ñu ngi lay dégg bu baax voilà man la Banda Samb dama juste que dama bëggoon participer donc apporter benn contribution bon xam nga li mu kii wax noonu bon ñun dëkk bi ñi ngi gis fépp mi ngi taal affaire yi aussi nekkul à Dakar rek comme ni mu ko waxee sànq Mbour am na koñ yuy taal bon à Thiès aussi genre koñ bu mel ni ay Nina Fall dafay taal xam nga Thiès boo xoolee pente la côté R100 xaw ma moom ndax min na Thiès wala mais côté R100 moo gën a kawe que côté place de France bon dama leen déggul quoi xaw ma ndax yéen ak may ñu ngi lay dégg bu baax ñu ngi lay dégg bu baax a baax voilà donc côté R100 bi ndox mi saa bu tawee ndox mi yëpp day jóge ci kaw di wàcc ci suuf dem ba place de France après dem continuer noonu donc genre koñ yu mel ni ay Nina Fall wala koñ yu mel ni Madina Fall donc dañuy taa aussi d'accord deuxième chose mooy ñoom comme seen kii bi mooy seen nu ñu koy waxee BRT bi mais BRT bi fu nekk lañ kiy gas te ñun li ñu xam ci projet xam nga projet dafa am ay délai mais délai bi aussi soo bëggee rendre les délais courts un peu court donc da ngay yokk personnel bi
fii y a le personnel. y a des ingénieurs ñaata ingénieur ñoo génn fii génnee ci université yi ñaata ñooy chômer donc nañu yokk personnel yi. ñu recruter pour que délai yi pour mu gën a court. comme ni buñ nee projet bi fekk 1 an lañ jàpp ne lay pare mais buñ yokkee personnel bi. délai yi mën na bañ a yegg 1 an. ñaata manœuvre ñaata manœuvre ñoo fi nekk di chômer. yokk emploi nañu yokk bu dee dañoo war a gas pax boo xam ne benn journée lañ ko war a gas mais bu ñu yokkee personnel bi pax boobu mais en 5 minutes mën nañ koo gas. bu dee ay tuyaux lañ war a dugal wala genre yu demee noonu yokk personnel bi mais mën na dugg ñaata ingénieur aussi ñoo fi ne. man dama gis ni bon ñoom comme bon man faruma fenn wala ma contre kenn mais juste que dama nekk sénégalais faral Sénégal. donc ñoom maanaam seen travaux yi ñuy def yëpp c'est comme bon benn poudre genre poudre aux yeux quoi. mooy que ni dañuy def délai yi di dem léegi gars yi ni non élection yi mu ngi jege gars yaa ngi liggéey wala genre yu demee na alors que mënoon na gaaw. mënoon na gaaw mënoon na gën a gaaw ñu wàññi politiser bi ñuy politiser affaire yi. ndax ñoom à chaque fois ay politiser rek la ñuy def dañuy def benn projet jël di ko politiser. affaire yu demee noonu alors que fii y a des jeunes yoo xam ne y a des jeunes compétents. y a des jeunes tellement compétents ay ingénieurs Sénégal gis nga genre université de Thiès boo demee IEF ak EFI mais ñaata ingénieur topographe la formé mais ñoom ñëpp dañuy chômer. affaire bi war na mais directeur. waa ji wax na lu ñu ngi ñaanal xale yi bu baax a baax. ndax gis nañu sax ay jéego yu am. ci wàlli emploi. yàlla na gën a jëm kanam la ñuy wax. incha allah ku leen julul yërëm leen. macha allah war na gën a gaaw waa ji li mu wax chantier Sénégal rek ngay gis ñuy liggéey bëccëg. guddi ñëpp dem tëdd. président dañuy fast track mais affaire bi dafa fast track. non fast track waa affaire bi kàkkatar la. ndànk lay def temp xam naa dañoo juum ni ñu ko bindee parce que tey jii kii bi Senghor moo doon wax ne bëgg a dem taxul a mën a dem. mën a dem mooy tax a dem. il faut ñu xam tamit ne pays bii ñu nekk nii. Sénégal pays sous-développé la pour le moment te li ñuy ñaan suñu borom mooy d'ici quelques années mu nekk ci pays yi ëpp doole ci àdduna bi. ba liñ bëgg yëpp parce que lii mu wax nii ñun ñëpp moom lañ bëgg ñun ñëpp am nañ ay rak yoo xam ne ñu ngi seen diplôme liggéey. am nañ ay jarbaat am nañ ay yeneen ak yeneen. président Macky Sall bu defee programme emploi bii mu def jël budget yëpp xuuf ko. def ko ci emploi c'est parce que préoccupation bi ki oote nii am. moom la président Macky Sall également am. mooy bu sañoon ku xëy rek dem liggéey waaye bëgg a dem taxul a mën a dem mooy tax a dem. te ñu ngi ñaan suñu borom nag pétrole baa ngi ñëw ak yeneen yàlla mën nañu dimbali incha allah. loolu nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bëggandoo. pouvoir comme opposition ku nekk ci état comme ku ci nekkul ku ci nekk bëgg nga boo xëyee liggéey ku nekk bëgg nga ñi lay wër bu ñu xëyee am liggéey. loolu yàlla nañu ci yàlla àggale ci. mais directeur sànq ba tey yaa ngi mu ngi wax léegi. Thiès ak yeneen régions yi. effectivement loolu laa wax. Thiès ak yeneen régions yi. lay ne toog de kenn bàyyeegu la nga wax. waaw bu mënoon aywa boog ñu dem comme ça ñu boole waat. allo oui. salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. allo boo mënee wàññi. maa ngi nuyu waa TFM émission Wareef. très bien mais wàññil sa télé. wàññil télé bi bu baax télé bi maa ngi leen di dégg bu baax. très bien merci. maaleykum salaam. aywa bismillah. allo ñu ngi lay dégg. waaw maa ngi nuyu TFM yëpp. jërëjëf bismillah. allo waaw maa leen dégg ma ne maa ngi nuyu waa TFM yëpp. ñu ngi lay fay bu baax a baax a baax. maa ngi tudd Ami Sow. bismillah. waaw di jël nuyoo bi ka teg ci loxo tonton Ndoye Bane. émission bi am na solo lool. di nuyu aussi le directeur Seydina Sall DG ADN. dëgg. waxtaan bi am na solo ci dal gi ci teeki mais explication yi nag ndax nit nag ñu invité la nga am audace toog di expliquer nit di la dégg. te ku ko déglu nag xam ne vraiment mu ngi expliquer bu baax. dëgg la.
di masawu nag ñi nga xamante ne ñoo nekk ci mbënn mi. ndax tey ñun ñëpp ñoo am lu ñu metti. dëgg la. ndax Sénégal ñoo ko bokk. tey muy ki ko jiite bu sañoon. waaw amaana kenn du nekk ci problème ki ko jiite bu sañoon tey kenn du nekk ci ndox mi say néeg ci taa wala sa kër. dëgg la. waaye nag yàlla moom mooy dogal du Sénégal léegi foo dem ci monde entier. gis nañ pays yi ñu gën a développé sax am nañ ay problème de inondation. donc état li ñu ci def ñu koy rafetlu nag di kaw ñaax mu gën a dolli. ndax tey neexul ñu gis suñu ay nit suñu ay papa suñu ay yaay ñu feebar nekk ci ndox mi. waaye su déglu la directeur de l'ADL. ak ni mu ñëwee toog jàkkaarloog Sénégal émission bi nga xamante ne dafa am solo loolu ñëpp di ko déglu. ñu xam ne vraiment l'état est là ñu xam ne état tey pare na teg na ay matukaay yu am solo pour que ñu jàppale ñooñu ñu génn ci. ndax tout à l'heure wax na ko. nee na ñi nga xamante ne ñoo yor sécurité bi ñu ngi fa woon ca ndaje ma. ñi nga xamante ne. déjà yaa moomoon appel boobu. mu ngi noonu ci Thiès lañ doon wax ak région yi. wax naa sànq ne si réunion bi gouverneur Thiès mu ngi fa woon. gouverneur Diourbel pour li laal Mbacké ak Touba mu ngi fa woon. gouverneur Kaffrine mu ngi fa woon. gouverneur bu Saint-Louis moom ñëwul waaye parce que Saint-Louis moom situation bi presque maîtriser nañ ko. donc ñooñu ak gouverneur Dakar mu ngi fa woon. ku ci nekk def nga état wu la nga xam ne moom moo xew exactement ci sa dëkk. loolu muy wax noonu ci wàllu Thiès yëpp gouverneur bi wax na ko ak mesure yan sa jël ak actuellement nii boo fa demoon ni ñu nekkee di régler problème yi pour li nga xam ne moom mooy plan Orsec bi. waaye boo ci dem ci dëkk yooyu actuellement. waaw ay chantier yu mel ni ngeen a gis Kër Massar ak feneen ñu nga fa bu yàgg bu tawaan gouvernement bi yëpp Kaffrine la ñuy jubali. ren bu tawaan. gouvernement bi yëpp. ak presse bi. waaw Kaffrine la ñuy jubali. léegi Kaffrine fu mu Ablaye Wirane la ñuy jëkk a dégg ci rajo yi. fajar kay. yaa ngi def fajar. fajar kay du leen may dara. ok moom Grand Wirane. waaw boobu dëgg. sama mag jooju xam nga moom dafa xaw a. waaw. mu nga donc ren ji ku nekk xam ne ak investissement yi fa état def. waaw. yaa ngi dégg tànn na as lëf. àggagul nag fañ ko buggee woon. mais tane yaa ngi dégg tànn na as lëf Sédhiou. bu masaan taw ñëpp dañ daan daw dem foofu. ren ji kenn déggu leen. d'accord ñu ngi ñaan sunu borom mu maintenir lu mel ni wala ak ñu gën koo améliorer ba li ñu bugg daal ñun. comme ni ko président Macky Sall waxee. buggul benn Sénégalais fanaan si mat la bu tooy ñu ne inondation moo ko tooyal. loolu noonu la ñu ko waxee en langage clair. bu ma déggati ñu ne daaw lii lañ amoon réew lii amélioré woon na nañu xool rek situation nit ñi ñu xam bu dee lu métti la ñu métti lu ko ànd ceeg ñoom ak solidarité bi wax ji rafet na salaamaaleykum allo oui salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi siyaare bu baax ñu ngi leen koy delloo waa di nuyu DG waa di teewlu ay kàddoom bu baax alhamdulilah. waaw di rafetlu kaddu yi. waaw dafa nekk nit ku baax koo xamante ni ñun ñi nga xamante ni ñoo dëkk Mbour. nekk na suñu titre. d'accord waaw ndax Mbour fi mu toll nii waame ga fa am ba mu amee ba tey. mu nga cay taxaw koñ bu ne. mu ngi fay xëy di fa gont. waaw mais inondation baa nga Mbour géej gi débordé est-ce que géej gi débordé wul. lépp lu mu ci mën. mu ngi ko ciy def di andi ay camion di andi lépp lu ñu mën a sëkk lu ñu mën a pomper mu ngi koy def donc loolu ñu ngi koy rafetlu di ko ci gërëm. waaye di ko ñaanal yàlla nag liggéey bi jëm ci kanam. mi ngi defar fépp waaye defarul Mbour de canalisation yi yaa ngi defar Kër Massar waaye Mbour mu nelawuñu de. waaw am na quartier yu fees de am na quartier yu am inondation léegi naa da ngaa ragal a dem Mbour sax ndax. waaye ba mu amee ba tey. waaw luye nañ ñun ak ñi ma àndal ci grande majorité présidentielle luye ay camion luye ay grue pour ay moto pompe dem ci quartier yi que yi am problème loolu c'est politique monsieur le directeur. non c'est pas politique c'est social parce que suñuy mbokk ñoo fa nekk. waaw mais ba mu fa demee. ban programme la fa état teg. non ba mu programme mu état boobu. état indi na fa assainissement. voilà boo xam ne rien à voir ak boo xam ne comme li ma la wax rek
bërëngu dalul suuf. àggagul fépp Mbour ku nekk xam ne dëkk bu mag la. boo xam ne rythme bi muy avancé moom. def naa ne bu dul Touba moom Touba rek ñoo ko bokk ci Sénégal. allo waaw am na assainissement yu am nag. mais des na mais fa mu des quartier yi mu des. ñun boole nañ suñuy dërëm. dem soutenir leen. ba macha allah fi mu nekk nii. kanam jëm salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam ça va. ça va alhamdulilah. man maa doon woote sànq. ñu ngi lay déglu waxu Thiès bi. ñu ngi lay déglu. voilà juste que dafa daggoon. xam naa fa la jabar ji ne xam naa. waaw juste que dama bëggoon wax aussi benn point. xam nga tey ñun boo xoolee VDN 3 bi. VDN 3 bi mooy mais moo ngi taa. mi ngi taa alors que géej moo nekk ci wetam. géej moom moo nekk ci wetam alors que ñun ba ñuy jàng école ba ñuy jàng techniquement. ba ñuy jàng ndax du ma wax sama domaine bi ma nekk. mais techniquement ba ñuy jàngat maanaam affaire route affaire génie civil affaire topographie. waaw dañoo waxoon ni tali bu nekk ci wetu géej. waru taa. loolu ngeen jàng. waaw te VDN 3 baa ngi taa. te VDN 3 ba voilà ban VDN 3 baa ngi taa. loolu de garaaw na moom. c'est ça quoi donc ñaari affaire moo mën a am soit ñun prof yi nga xam ne ñoo ñu jàngal ñoo ñu waxul dëgg ou bien n'est-ce pas tu vois. y a problème. xanaa loolu de xanaa boo demee dëkk yu mel ni Pays-Bas. waaw. ku nekk xam na ne seen xam-xam dafa màcc lool si wàllu ndox. si wàllu ndox. waaw bi ne Pays-Bas mooy Pays-Bas dafa wàcc par rapport au niveau ndox mi. waaw donc géej gaa nga fa mais dafay am inondation ren ji rek am na inondation c'est-à-dire que jege géej terewul nga am inondation ça dépend si seen niveau bi nga xam ne fa la nit ñi dëkk ak niveau géej gi nan la tëddee bu dee géej gi dafa xaw a gën a kawee tuuti fi nit ñi dëkk ndox mi bu mbarak laayoo bu agsi si wetu géej gi dafay taxaw quartier yi nekk si wetu géej gi dañuy inondé. comme léegi nag loolu dafay laaj ay station de pompage yoo xam ne de refoulement. bu ndox mi agsee ba foofu ñu wutal ko fu muy nekk refoulé ko nag mu dem si géej gi waaye jege géej rek doo am inondation loolu moom. mais ñun bokk si. gis nañ lu mel noonu. Ndar par exemple jàng dafa yaatu. waaw Ndar sa boo waxee dëkk ba dëkk meer xanatu juri ba. foofu. su tawaan population bi ñu dëkk ci waxtu géej gi surtout ay wa goxu mbaaj côté yooyu ak genn dara ak ñooñu noonu dañ daan am ay problème am ndox mi ndax géej gi ak ndoxu taw ak ndox géej da daan jaxasoo ba nit ñu bari naan miir ba dañ ko def benn miir am ay kër yu mab di dugg ci biir foofu loolu moom foo lañ ci toll loolu ADM mu ngi ciy def actuellement benn liggéey bu am solo ak programme bi ñuy wax programme de protection côtière de Saint-Louis boo leen fàttalikoo bi Macron ñëwee Sénégal àndoon ak président Macky Sall ñu dem Saint-Louis. waaw si lañ décidé woon état du Sénégal ak France boole seen doole pour régler problème boobu. ñu ngi koy exécuté actuellement ñu ngi si 800 mètres yoo xam ne. def nañ fa ay dig yoo xam ne ay blocu xeer yoo xam ne 1 tonne ak 2 tonnes la ñuy peser moom lañ jël def ko foofu yëpp pour mu protéger. maanaam langue de barbarie bi parce que tamit comme ni mu wax nii géej dafay fer ak di fees loolu sama mbokk lu muy pere bi ak peese bi bu feesee day yéeg ci kaw bu feree mu wàcc très bien fii mu wàccee bu fekkee ne inondation nag dafa fekkee am peese yaa ngi dégg ndox mi du dem ndoxu géej gi moom mooy ñëw waaleykum salaam jërëjëf DG allo waaleykum salaam ñu ngi leen di ziar bu baax. ñu ngi leen koy delloo bu baax di kontaan ci woote yi. ñoo leen gën a kontaan. alhamdulilah parce que tey bu ñu gisee tey DG ADM toog ci émission bu mel ne Wareef. di ci wax ci inondation ñun dañ ci sawar a àddu. parce que ñun Cité Soleil fii lañ dëkk Dalifort ci ginnaaw mairie bi. d'accord mais xalaatuñu woon ne dinañ dellusiwaat suñu kër fii tey. parce que demoon na ba ndox mi nangu woon na suñu kër. tey suñu kër gaa ngi nii alhamdulilah bu tawee dañuy génn ci biti rek nga gis ndox mi yëpp dem. tey ADM gannaaw yàlla ak yonent bi ak état du Sénégal ADM dañu leen sant bu baax. sant seen directeur général bi
waaw quartier Idrissa Diallo bi ñu ngi dëkk juste ginnaaw mairie bi noonu si tali karo bi. mais tey defar na ko tey ba ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi mën a ñëwaat tey. dëkkaat jëlaat suñu kër gi nga xam dañoo demoon ndax ndox mi daf ko nangu woon. tey ginnaaw yàlla ak ADM ñu ngi leen di sant bu baax tey. sant tamit seen directeur général bi sant ñëpp ndax ñëpp dañoo ñëw di ñu marsawu tey defoon nañ ñun waxoon nañ ñu pare nañ ci dund gi tey ginnaaw yàlla ak ñoom ñu ngi leen sant bu baax. loolu ban année la ban année nga ngeen génnoon. 2016. moom ñu xalaatoon nañ suñu kër dootuñu ko ñëwati. fàttewul dara ndeysaan. ñu bàyyi suñuy école bàyyi jàng tey sama rakk yi tey ñu bëri loolu ñu ngi am chance ñoom ñu ngi jàng mais ñun bàyyi woon nañ jàng. ndeysaan. waaye yow soo gisee tey jii ñun situation bi ngeen nekkoon 2016 am na ñoo xam ne moom li ñu dund jamono ji loolu laa ko bëggoon a laaj lan nga leen di wax. parce que man de damay profité si antenne bi di jaale waale ak Idrissa Diallo. dëgg la. il était de l'opposition. mais mosuñu yëkkati woon kàddu yu wóor nag. mosuñu si woon def visite foofu te dañoo teew. ànd ak ñun ànd ak ñun. ba pare donc doon jàpp si liggéey parce que xam na ne. liggéeyaluñu pour kenn. dañuy liggéeyal pour askan wi. dëgg la muy taxaw di si jàpp. balaa muy nelaw yëkkati woon na kàddu yi rafet wax yu rafet ay témoignage li ndaw si wax. waaw moom yu mel noonu wax na ko parce que tamit. vraiment ku gis nen. war su baaxee nga ni baax na su baaxul nga ni baax na honnêteté wu ne lii nen la. très bien allo yaa dégg léegi li si des nag mooy. ñooñu nañu xool si waa Dalifort yi ñi nekk si ndox mi actuellement. ñu may ñu tuuti rek ñu xool. incha allah yal na ko yàlla def. allo. allo waaw. salaamaaleykum. donc toujours man la Banda. yow itam il faut ma inviter la Waré. c'est un ingénieur. waaw juste que. waaw. il est parti. sama xel mu ngi dem ci waa armée bi. ñooñu ñëpp ci bu waxee inondation. waa sapeur suba rek. wool ma leen parce que ñun dañu soxla ay explication. parce que sapeur ñi ngi liggéey bu am solo. ñooñu kenn amul seen fay. sapeur waaw les sapeurs. man damay ñaan ñi nga xam ne dañuy wax état deful dara. waaw ñu yendu benn jour unité 3 boobu ñuy wax noonu. waaw ñu yendu fa ak sapeur yi. oh. bi ñu dugal pompe yi parce que pompe yu 10 la ba pare dañuy dugg ba si biir bi ñuy dugal pompe yi xale yi ko doon dugal dañuy nuur mooy dugg si biir ndox mi. ànd ak pompe yi di ko placer bu ñu demee ba seen nooyi jeex ñu jóg. nooyi si ndox boo xam ne c'est de l'eau chargée. mooy yëf bi yombul la. waaw mooy façon bu nekk moo ci nekk ndox bi moom dafay sotti ay jeunes. sénégalais sapeur pompier ñooy dugg foofu si biir ndox mi. de branchement yi de manutention bi. di fanaan foofu QG lañ fa def waa sapeur pompier. dafa fanaan ñun ADM bi ñu dénkee projet ba tey dañoo am benn appartement à Kër Massar si tali Jaxaay foofu lañ nekk depuis janvier ba tey. équipe technique bi liggéey si équipe yëpp foofu la ñuy xëy. allo merci allo. alors ça va bien madame. bien merci et vous-même. waaw ça va sant yàlla bu baax. ay ci yaa ngi ci émission Wareef. maa ngi leen di féliciter bu baax ci thème bu ngeen jël bi. merci beaucoup. mu nekk thème bu am solo. di féliciter aussi directeur ADM. c'est vrai. man peut-être li ma bëggoon wax mooy par rapport ak parce que ni doon expliqué sànq par rapport ak tuyaux yi ñuy jëli. maanaam dimensionnement tuyaux yi nga xam ne dañ koy def par rapport ak année UVS yi. mais souvent xam nga année de sécheresse la yoon yoo xam ne tamit ndox daawul bare. de sorte que fekkee dañ koy dimensionné par rapport ak loolu aussi mën nañu indi ay problème moom la ñuy dund fii à Touba avec Kër Ñang nga xam ne dimensionnement bi dafa tuuti ba finalement kër yëpp yàqu na ci loolu donc je crois que yooyu ay leçons la ñu war a tirer de sorte que quand même ñu nekk dans la perspective def ay dimensionnement yoo xam dana am solo ba peut-être ndox mi nu mu mën a demee aussi nu mu mën a ñëwee ndox mi dana mën a dem d'accord beneen aspect bi mooy par rapport ak aussi choix bu ñu def bi maanaam lépp ñu bëgg ko yóbbu géej est-ce que loolu aussi prévoir nañu les conséquences parce que gis nañu souvent géej gi day déborder indi ay littoral yëpp yàqu aussi c'est-à-dire quand masse ndox moom su bëggee dem géej aussi est-ce que prévoir nañ ko ba xam ne loolu tamit indiwaat aussi yeneen problème yoo xam ne aussi day lor ñu nekk ci booru géej man schéma boo gisoon mooy suñu defoon tey ay genre forage autant ñoo ngi jël lac de Guiers di ko jëlee fële di indi ndox à Dakar mais autant war nañu mën a def ay forage yoo xam ne day génn ndox mi Dakar parce que nappe bi dafa kii ba nga xam ni mën nañu def ay forage yoo xam ne dañuy pomper ndox mi génne ko yóbbu ko vers pour Tivaouane aussi nit ñi mën ko utiliser ci champs yeeg yooyu je crois que loolu aussi war na mën a nekk option c'est vrai fu may jeexalee mooy par rapport ak maintenant jaxaay bi mooy Camille Bass ak unité 3 parce que ministre bi dañu dégg mu ni 300 mètres moo ko def pour que ñu mën a def raccordement bi
kooku dama koy laaj directement mooy est-ce que dañuy dagg tëli jaxaay bi pour mën a def raccordement bi ou pas est-ce que à 1000 base est-ce que su boobaa ça sera définitivement réglé ou pas loolu laay mujjee di leen gërëm di leen sant. merci. waaw pour géej bi ak yooyu. ñun wax nañ ne li ñuy liggéeyee mooy système de drainage boo xam ne du laaj moto ci du laaj station de pompage ndox yi fan doon jaar de 1926 ba tey bu nu wàccee yoon yéen doon jël ba dem teeri ci géej yoon yooyu lañ leen di utalaat bu ko defee kenn du ne suñu station de pompage bi ka ko yoroon dafa nekkul moo tax inondation am wala carburant moo fa amul moo tax inondation am wala courant moo coupé moo tax inondation am ndox bi bu wàccee moom mooy jëlaat yoonam ba mu daan am pour dem teeri ci géej ndox boobu nag def naa ne li muy yokk ci ndoxum géejum yàlla mi def naa ne bëriwul ba mu war a mën a dellu si waat. est-ce que yéen a ngi xalaat récupérer ndox parce que léegi nag li toujours ñun dañuy xool niveau wu suuf si naka la mel bu fekkee ne foo xam ne drainage bi dafa ko jëmale si biir àll bi ñu mën ko faa récupérer def fa mbayum jën wala jàppale fa ñi nga xam ne ñoom ñooy bay foofu. c'est vrai dañ koy def actuellement boo demoon biir forêt de Mbao di fa gis 4 bassins yoo xam ne. ministre bi sax dafa mujjoon doon jënd ay moto pompe yu ndaw di ko may ñi exploitant yi nekk foofu ñiy bay foofu ñi arrosé ñoom ñiy samp foofu di arrosé vraiment di liggéey correctement bu loolu possibilité yooyu bu amee y a aucun problème mais bu amul dañuy obligé jox ndox mi yoon ba mu amoon mu continuer noonu dem géej. mais ndoxu taw mi kenn mënu ko récupérer pour leneen. ndoxu taw bi rôle bu bëri lay joué. li ñuy wax infiltration. ndoxu taw bi day dem chargé ji waat nappe bi. am na rôle yu bëri yu muy joué ci biir ci suuf. te loolu mu ngi koy def. bassin yi ngay gis nii yëpp bu fa ndox mi nekkee mu ngay infiltré wu. te ndox moom ndox ni mu amee yoon ci kaw noonu la amee yoon ci suuf. day jaar ci suuf def liggéey ba muy def ci suuf mu ngi koy def waaye li war a gaañ ndox mi war a gaañaate nag bi nga xam ne nit mënul dëkkandoo ak moom ndox boobu il faut ñu ut fu ñu ko yóbbu pour mu dem géej. bu fekkee ne géej rek moo sës. bu fekkee ne mën nañ ko drainer nag yóbbu ko foo xam ne ci àll bi mën nañ ko utiliser ñu drainer ko yóbbu ko foofu ñuy di ko utiliser waaye dañuy war a xool tuuti carte Dakar. Dakar dafa mel ni benn bouteille la boo xam ne saañ bi mooy côté Diamniadio léegi li ci gën a yaatu nag moom moo dugg biir kii donc ndox mi pour nga drainer ko muy jaar ci saañ boobu génn dem dafay xaw a difficile tuuti mu dem ci géej gi da koo gën a yomb te topographie wu Dakar tamit li mu laaj mooy loolu yenn exutoire yi ñu ngi côté Yaraax fa la ndox mi di dem yenn yi ñu ngi côté Malika fële ci kaw fu nekk dañuy xool rek fan moo ndox mi lan mooy yoonam bu naturel ñu joxaat ko yoon boobu mu dem. très bien salaamaaleykum. waaleykum salaam. Ajaratu bismillah. ñu ngi lay ziar c'est monsieur El Hadj Daouda Mbaye le délégué de l'unité 3 des Parcelles Assainies de Kër Massar Rufisque. ñoom ñoo nekk ci ndox mi. allo. allo oui. ñu ngi lay déglu bu baax a baax. Voilà, donc c'est le délégué de quartier de l'unité 3 des Parcelles Assainies Kër Massar Rufisque qui est au bout du fil. D'accord. Voilà, donc l'unité 3 fut l'épicentre des inondations ainsi que plusieurs quartiers environnants. D'accord. À savoir l'unité 2, l'unité 6, l'unité 5, l'unité 27, Kër Madiabel, Amina, Baye Niass, Manda Bax Malik, et ainsi de suite. Pour la citer de quelques-uns. D'accord. Bon, moi je suis délégué de quartier, mais je suis ingénieur. Quand je vous parle de ça, c'est par patriotisme. Moi, j'étais le porteur du discours à l'occasion de la visite du président de la République. Et le fait que ce projet échoue m'a fait énormément mal en tant que patriote. Parce que tout devait se passer sauf inondation pour cette année-ci. Et les raisons sont très simples. Parce que le projet a été très très mal mené. D'accord. J'avoue que l'ADEME a fait de très beau travail avec le projet que je salue. Mais pour celui-ci, ça a été un échec. Parce que même l'entreprise qui a été confiée, qu'il s'agit de la compagnie sénégalaise de travaux publics, on avait bien dit que cette entreprise ne peut pas gérer ce problème. Maintenant, ce qui m'a fait mal, le projet devait durer
le programme d'urgence devait durer 10 mois. C'est-à-dire ça devait être un canal qui doit passer de l'unité 3, Camille Basse, vers le versant de Mbao. Mais, étant donné que le programme a été démarré au début, le 1er février, donc mathématiquement, 10 mois, ça veut dire décembre. D'accord. On devait avoir des mesures palliatives qu'il s'agissait de pompes avec la société Sahel. Mais l'ADN n'a pas livré ses pompes. Donc, du coup, cette inondation était inévitable. D'autant plus qu'on entend le ministre Omar Gueye qui dit qu'il ne restait que 300 mètres. Et le projet a été bloqué par le fait qu'un bâtiment, ils sont passés par un bâtiment dont la fondation est Mais ça, c'est quoi ça? Comment on peut mener un projet phare, un projet aussi important et se rencontrer un moment qu'on ne peut pas passer à cause d'un bâtiment? Mais dans quel pays sommes-nous? Soyons sérieux. Vous facilitez les gens à dire du n'importe quoi alors que les populations sont dans le désarroi. Franchement, les populations sont en train de vivre le calvaire. L'argent du contribuable. Ce projet devait réussir parce qu'ils ont creusé pour acquérir des pompes submersibles. 4 pompes de 800 mètres cubes heure dans l'unité 3. Mais où sont ces pompes? Et je peux en citer d'autres. Franchement, ce projet-là est caduc parce que ça a été très mal ficelé. Okay. Donc c'était mon intervention. Si ma tonalité est assez élevée, bon, vous m'excusez, mais je suis écœuré. Franchement, parce que cette eau stagnante n'est due qu'à un problème de pompage. Maintenant, il y a aussi le projet. Quand ils l'ont ficelé, ils n'y ont pas associé les populations. Ça, je vous le dis. Parce que nous qui habitons dans les sites de la SNHLM, parce que très souvent on nous dit des sites non édificants, c'est du de l'archifaux. C'est l'État qui nous a donné nos parcelles. Ce sont les SNHLM, Société nationale des habitations à loyer. On peut se faire. Ça ne véhicule pas de fausses informations. Ça nous fait très mal. Cri de cœur. lu mu saf ki ko macca ko xam, ingénieur de formation, nee na un projet qui était magnifiquement bien parti, qui devait réussir et qui finalement a échoué. Lan nga koy tontu? maa ngi koy masawu di ko comprendre. Ndeysaan. di ko comprendre. bi ma toogee fii ba tey maa ngi leen wax unité 3. ak unité 2 yi muy wax unité 9 ñoom ñoo gën a nekk ci ndox mi fi mu nekk nii. D'accord. mu waxee nii man dama koy comprendre. parce que dafa nekk ci situation boobu noonu. dëgg la ñu nekk ci moom nag. nee naa la dañoo wut ay locaux. ci wetum foofu ci tali jaxaay bi fa lañ ut ñun ay appartement. sama service technique yi foofu la ñuy nekk 7 jours sur 7 foofu la ñuy nekk. d'accord pour bokk ak ñoom nag lii ñuy dund nii. waaye projet bi comme ni ma ko waxee. dafa mel ni dafa wax ne dañu liggéey de manière mollasson. wala lenteur wala lan lay wax. xam nga yàlla daf ñu dimbali. dëgg. ñuy bàyyi xel lu bëri. ñu ADM dañoo commencé rek si wàllu inondation yi ñu song li ñuy wax plan directeur de drainage. mooy xool Dakar gépp Grand Dakar mooy Dakar ba jëm ñaajo fu si ndox doon wàcc fan lay jaar pour dem si géej gi wala fan lay jaar pour dem fenn. ba pare nag ñu jël nag ay études. par commune par bassin versant parce que ndox yi xamul frontière commune. d'accord da ngay gis fa bassin versant Kër Mbay Fall jaaraale tuuti Kër Massar jaar Mbaaw jaar donc ndox yi dañuy dabante yopp topp benn yoon bu génn loolu la ñuy wax bassin versant par bassin versant nag si la ñuy liggéeyee waaye bu ñuy liggéey li ñuy wax amont aval li ñuy commencé mooy feex ba ndox bi fa muy génnee sa géej ga foofu la ñuy jëkk a toppatoo parce que boo doon pompe tamit te amoo foo koy yóbbu si géej gi ndox boo ko sottee fii lu ko jëlee fii sotti ko fii mu jaaraat si suuf bi bu xëy suba teel gis ndox mi yéegaat donc dañuy utal ndox yi fa ñuy génnee ba pare di dox nag di song mbir mi di jëm ci kaw loolu moo tax ñu commencé si mbaaw sa ndox mi di génnee
jaar Marigot de Mbao dugg Forêt de Mbao dugg Camille Basse ak ay cité municipal ak yu demee noonu di ñëw nag ba mbëkk si tali jaxaay bi foofu lañ yem si côté boobu léegi nag ñoom boo jéggee rek si ngay jot nag unité 3 ak unité yooyu muy wax unité yooyu déjà li mu wootee dafa tax li ñu naan lépp du lépp rafet du lépp jekk ci émission bii ñu ne dafa jaadu Ndoye Bane nga jëli ñu ni mel ñu toog fii ñoom itam ni DG ñuy wax xalaatam jox ñu explication yu leer ñoom itamit moom ingénieur la keneen ak keneen ma nga ca gox-goxaan yooyu te xam dara ci mbir mi ñoom itam ñu teew fii mën a joxe seen xalaat dañ ko rafetlu torop beneen bi si topp mooy liggéey bi depuis sa étude ba si exécution bi maire bi ñoom délégué de quartier yi xam na ma xam naa ko bu baax dëgg la jeunes yi ay comité d'initiative yu ay jeunes yor sapeurs-pompiers yooyu ma lay wax noonu am na ay jeunes yu nekk si quartier bi yoo xam ne ñoom ñoo leen di jàppale parce que xam na ndox mi ñuy dindi nii si seen kër yi la nekk donc ñoom ñëpp la ñuy nekkal di waxtaanal di xool ak ñoom ba études yi ficelé ko si exécution bi également saa bu ñuy nekk ñu ak ñoom ñooy nekk d'accord te chaque mois def leen visite de chantier boo xam ne ñu ak ñoom ñii ñooy ànd di xool fan la liggéey bi toll ak yu demee noonu marché yu toll nii nag kenn du ko ne décider tey suba nga commencé ko dañoo nekk ci dëkk bu tudd Sénégal bonne gouvernance ñu am fuñ ko teg li muy nekk programme d'urgence yëpp amul entente directe amul leneen appel d'offre ouvert publier ko yëpp ñi ko man jàpp ne mën nañ ko entreprise yëpp soumissionné entreprise yi ku nekk def mu jaar fa mu war a jaar DCMP ay ARMP ki ñu jël ñu publier ko bàyyi délai de recours bi ku am loo si xiini xaane nga mën a dem ARMP wala DCMP nga kii yooyu yëpp bi mu amee ba pare ba délai de recours yëpp jeex si la ne ANACIM moo gagné lot 1 bi CSTP moo gagné lot 2 bi CSTP boobu muy wax noonu performant wul de dafa extraordinaire en tout cas si projet bii dafa raw performance waaw kay bu la nee 10 mois nga am pour liggéey ab liggéey en 6 mois nga koy presque àggale ba ñun jàpp nañ ne fin septembre bi dina ko àggale alors que janvier 2022 la waroon livré kooku ku ne mënul liggéey boobu yaa ngi koy tooñ loolu mooy premier deuxièmement wàllu matériel moom xam na matériel bi foofu la nekk yéen ay caméra ngeen yor mën ngeen dem si wàllu matériel lu mu jënd si matériel pour chantier bi xaw na tolloog li marché bi montant marché bi waxuma lu mu si gajee mais montant marché bi parce que il se prépare ci lim ma wax moom pour sous-région parce que problématique wu dérèglement climatique yi du Sénégal rek si àdduna bi la donc boo demee Bénin boo demee Niger boo demee Mali ñoom nag il se prépare pour mën a am mën a song problématique yooyu si 10 ans yi fu marché am ñu mën fa taxaw am fa taxawaay bu rafet moo tax li mu dépensé si matériel bu bees pour marché bi xaw na tolloog montant wu marché bi yëpp ba moo tax performance yi mu def mu mën ko def 10 ans lan la jox pour nga def liggéey bi 10 mois en 6 mois ngay waaj a jeexal liggéey bi performant woo da ngaa extraordinaire donc il faut que Sénégal tamit ñuy bàyyi xel suñu entreprise sénégalaise yi di leen gëm tuuti di leen jàppale ku si def lu bon ñu wax ko jege joxoñ ko waaye ku si góorgóorlu tamit ñu jàppale la wax ne góorgóorlu nga bu fekkee sur 10 points da nga daanu woon sax nga commencé di jóg si ay points da la war a encourager accompagner la waaye bii moom sama akulaay taala bii moom performant wul dañoo extraordinaire parce que bu la dénkee mbir si 10 mois si 10 mois ok man wa expliqué naa ne la dama ànd ak moom dama kaa comprendre parce que ñun ay doomu aadama lañ man dama jóge si kër boo gisee sama langage di si gis ne kii doomu mool la man ba veille may dugg ENAM damay dem géej xam naa bu baax sama yaay mu ngi dëkkoon fii Pikine ginnaaw raay amu na moment yoo xam ne dañ doon teglu ay mool pour teg añ teg la ay mool pour toog lekk xam naa ñoom jën situation la ñuy dund nga gas foos mu transformé wu en teen ay jën colère ak ay waas di fa juddu di fa màgg situation bu difficile la man dama fay dem foofu toog ak ñoom nañ ma wax lu leen neex
dama koy accepter. te xam na rek ne am na ku fa ne woon day jaay këram. ma ne ko dama lay ñaan ngir yàlla bul jaay sa kër. la nga ko nar a jaayee soo buggee man mën naa dem si banque bi ma lépp nga cautionné ko bu fekkee xaalis bi am na loo si def nga def ko si. bis buñ paree travaux yi loo kër ga jar yaa ngi dégg nga delloo ma sama xaalis te joxaar ma sama buuñaa parce que wóor na ma ne mbir mi. fu ngeen mujjee mais dama ko yóbbu Dalifort. waaw si sama oto ñu doxant. mu gis wàcc waxtaan ak nit. koo xam ne këram rez-de-chaussée la woon léegi R+3. d'accord mu waxtaan ak nit kooku wax mu yéegaa si oto bi ne ma téyel sa xaalis kër gi dootuma koy jaay. très bien donc ñoom situation yi nekk situation yi difficile la. ñun ñu nekk dund ak ñoom dañuy compatir. dañuy duggante ak ñoom xamante ak ñoom di joxante ay numéro téléphone di waxtaan ak ñoom di leen comprendre nag si situation bi ñu nekk. loolu moo tax ñun lépp lu ñu mën si liggéey bi pour mu gën a gaaw dañ koy def dañuy def ba def loo xam ne nii bokkul sax si suñuy mbir. parce que mënoon nañ toog si suñuy bureau bu dee instruction rek mën nañ waaye bëgg a jege askan wi bëgg leen jege moo tax ñu fi appartement boo xam ne janvier dafa baaxul ndax kenn du xam fan nga bëggoon a jëm xam nga sànq dama naan la yaa ngi may nag bëgg a neex nag ndaxte bi xale bu jigéen bi wootee ma leen tooñ naan la dafa am ku ne ay nopp ba muy nekk ci bopp du pour rafetal ko pour dégg la woon xam nga gémmiñ buy nàcc borom du wax jàmm da sa mbub mii nga sol tey buñ ci tuuroon potu ndox bala ngay am jàmm mbete mu woowee wala nga summi ko foofu la ñu toll ku ci nekk lay metti ci yow loolu mooy liy metti ci yow li ñuy wax naan ab dëkk lu fay ñuul mooy ñàkk ñoom situation bi ñu nekk tey gisuñu lu dul li leen ci génne gisuñu lu dul li ko dindi donc ñoom ni ñu mën a waxee rek mooy na fi jóg na fi jóg na fi jóg la ko fiy jëlee nag yéen xëy na yéen a ko jàng wala yéen la ñu ko jox kon yéenay mën a teg la ko fiy jëlee mais lu mu gën a gaaw day gën ci ñoom Ndoye Bane dafa laaj sànq soxna si génn te dëkk Dalifort Cité Soleil lu am solo warul woon dagg ba mu tontu ndax daf ko ne la nga nekkoon 2016 lan ngay wax ñi ci nekk 2021 ku nekk xam na ne sa douche bi ngay sangoo sa salle de bain bu tooyee rek yow muy borom pour nga duggaat ci sangu te yaa ko tooyal sax da ngay am problème waxuma laa nag kër goo xamante ne fosse bi moo refoulé ànd ak ndox yëpp nekk ci biir saal yi nekk ci leneen nga gis sa njaboot ñuy feebar di tëdd yoroo njëgu garab yoroo njëgu dara ah ku sa yàpp mbopp réer faaw nga lam sa waxtu dañoo dëgg soxna Miriam li nga wax nii dëgg góor wax naa dama koo dund sama yaay Pikine ginnaaw raay la dëkkoon man liggéey bi lépp lu ma ci man mag ñi ma àndal incha allah dañ ko ciy def parce que dama xam ña sa nekk la ñuy dund dëgg la ñu ñaan suñu borom rek lii nii ñu continuer ko incha allah ñu xool fii ak ay quelque waaw kon est-ce que mën nga comme li ma la waxoon rek laa lay waxaat sànq est-ce que mën nga ñoo jàkkaarloog waa Kër Massar wax leen ni leen heure buy déwén lu ñuy nettali lay doon incha allah heure bii déwén daal waaw situation bii ñu nekk ren incha allah quartier yi nga xam ne ñoom ñoo gën a nekk di ko jànkonteel fi mu nekk nii heure bii déwén incha allah leneen la ñuy wax parce que canalisation yi dina fa dugg bassin yi dina fa dugg te canalisation fu mu jaar tali dina fa jaar fu ñu libéré également dinañ ko aménager pour que jeunes yi ngoon ñu mën fa def ay sport ak yeneen école yi nga xam ne ñu ngi si biir ndox mi buñ si libéré si ndox dinañ la réhabiliter defaraat la ba mu baax bi projet bi commencé ak léegi kenn mënul wax ñaata école lañ récupéré ñaata case de santé lañ récupéré ñaata poste de santé lañ récupéré ak ñaata parcours sportif la ñu kii defaraat ba nga aménagé ba nga xam ne ngoon gi xale yi mën fa dem ndàmpaay amul ndàmpaay maire bi génn léegi ku ko dàmp baax loolu laa lay wax ne tey jii bi ñu def réunion waa délégation protection sociale solidarité maa ngi hésité ndax maire la ñooñu dinañ fa dem def évaluation bi ndimbal moom ku nekk xam na ne président Macky Sall dafa social bourse familiale sécurité sociale beeg ak yeneen nag couverture maladie universelle ak gratuité yi mu indi yëpp Covid bi tamit. couverture maladie boobu nga wax daan nañ ci gis quelques spots qui passaient. devant l'écran mais gisatuñu ko depuis que Covid bi dugg si. loolu la Covid bi moom Covid bi dafa dérégler lu bëri. dëgg la fii ak ci biti. waaye mu ngi wàcc ñu ngi ñaan rek mu gën a wàcc. waaye ñooñu nga xam ne ñoo nekk si ndox mi du yem ak ñoom si génn leen ndox mi defal leen ay ouvrage di leen accompagner incha allah. dina leen jàppale da ngeen liggéey ak maire Kër Massar yéen a ngi liggéey chaque jour waaw jooju moom xam naa ne sonn na moom. amul benn jour boo xam ne duñ déggante ak moom wala duñ gisante ak moom.
muy jàmbaar nag. mooy ba pare tamit ku dëgër la parce que am sa njaboot ñu nekk situation boobu nga permettre leen lu leen neex ñu wax la ko waaye yow nga nekk ci terrain bi rek ak ñoom guddi ak bëccëg loolu ay qualité la laaj. te loolu vraiment mu ngi koy wane moom ñi mu àndal. donc ñu ngi massawuwaat bu baax askan wi nga xam ne tey jii ñu ngi fanaan si ndox moomu di leen wax ne. ñun ñii. bala ñoo nelaw sama karaw gaa ngi nii ba ma ko jég watu xaw ma kañ la bala ñoo nelaw ñun bala ñoo noppaliku mooy seen difficulté yooyu jóge fa. amiin amiin waaw. te loolu tamit mooy jërëjëf DG. mooy Macky Sall loolu moo ko tax a. merci jërëjëf kontaan nañu wax yi leer na. xam nga kilifa moom bu jiite. dana jiite ñu mel ni Eva te ñoom itam wax seen xalaat dañ koy baaxoo. effectivement waaye boo xamee fi nga leen jëmee te jàmm ne fa rek. lépp lu ñu wax war nga koo mën a dëkku macha allah te itam ni mu ko waxee ci réew la ñu nekk ku nekk dafay am xalaatam ku nekk day am yëg-yëgam wax moom bu ñu ko solalee mbubb rek macha allah dafay neex a dégg. ñu ngi remercier képp ku fi woote joxe xalaatam di masalu ñi nga xam ne itam ñu ngi ci coono ne ñun dañuy pare ñibbi suñu kër waaye yëg nañu suñu xol ak suñu xel yépp ñi nga xam ne ñu ngi ci mbedd mi te fa la ñuy toggee fa la ñuy defee seen lépp. yal na yàlla indi saafara bu baax a baax DG yow itam gërëm nañ la ci déplacement bi lu ni mel daf ciy baax ngeen ñëw jàkkaarloog askan wi ñeme def face to face ak ñoom daf ciy am solo lool li nga fi ñaan nag yàlla na ko yàlla nangul ba nga xam ne bu déwénee ñu gis ay amélioration yu bëri soxna Linguère wallaay xanaa am mbégte ci toog ak moom di ko ñaanal yàlla defal ko ndam ci li mu taxawal nii yàlla may la ci ndam ba bu ëllëgee ki si biir boo demee ba jàll feneen itam ñu lay tudd di la sant ci mbënd mi fi amoon waaye ba tey li ma waxoon rek ci laay dellu si xam nga gëmmentoo nelaw ba ñuy miraas dafa am koo xamante ne yàlla da ko mayoon doom ju xel ma matul ñuy miraas ñu fàtte ko mu toog ci bunt bi rek ñu miraas ba pare mun leen ana sama wàll ñu ne ko jëlal nelaw yi mun leen amul benn problème ñu ne waa xanaa kii nag kon xelam mi dafa gën a dem du ñëw xëccoo mu bàyyi leen bañ jël seenub xaalis ñoom ba dajaleeg seeni bagage guddi jot ñu tëdd bëgg a nelaw mu ñëw ku ne mun la pëkk-pëkk nga ne ko lan la mu ne bu leen fàtte nelaw yi maa ko doon woon bëgg a nelaw te nelawoo lañ doon wax Modou le Fou waaw moo duggoon taxi ba ko mu romb nga ne ko Modou le Fou mu tàllal loxo yi wàcc ci koñ bi borom taxi ne ko indi paas mu ne kon yow li nga dégg yëpp doyagu la ba tey loolu yëpp xam nga pour reetaan loo nit ñi rek ak tooñ leen wan leen ne àdduna lépp lu ñuy nettali lay doon ndax ka ca nekkoon 2016 ñëw na tey nettali 2021 ne sant na yàlla yéen ñi ci nekk itam ñi ngi leen di ñaanal ngeen toog ba nekk di ko nettali mag lu mu dund ba jàll ko te rayu ko rek jàngat la war a doon ci moom kon yàlla na leen ci yàlla may ndam te yàlla taxaw leen ci yéen itam waaye ñoom ñi ci nekk yàlla nañ ci génn delluwaat di wax ne ki jaar ci yére bi mooy Fatima Ali Kane VIP design mën ngeen ko woo collection bi Linguère la tudd bu ko defee mu defal leen ci yu am solo mi ngi fii rek sama rakk jooju baax lool wax dëgg yàlla mën a toppatoo magam mi ngi ci 77 866 39 35 77 866 39 35 woo leen ko gaaw mu defal leen ci xeetu baax yi fàllu xéewal sama waa ji yaa ngi foofu ci Touba maa ngi lay nuyu tey masawu itam sama mbokk yooyu nekk ci mbënd ma fële ca Touba. très bien jërëjëf Linguère Ndoye Bane. waaw jaajëf merci beaucoup DG ñi ngi lay sant di la gërëm di masawu ñi nekk toujours daal ci dox mi waa unité 3 yooyu comme ni ko DG wax rek yaa ñaan gi yàlla nango ba heure bii déwén daal ngeen mel ni waa Dalifort tamit waa Touba tamit ci waa Kër Ñang defe naa ñoom it ña nga ca ndox ma ak waa Tivaouane tamit ñu ci bari ñu ngi ca ndox ma gis nañu jaan si mbeng ak Diop si yëg ak waaje di ñoom ñëpp autorités yu bari nekk fa ak askan wi di jéem a ŋàcc ndox meeg yooyu ñuy naan rek yàlla na ko yàlla saafara ñi ngi bokk ñoom li nga xam ne moom la ñuy dund ndax dëgg yàlla tegale ay mool di lekk tegale ay mool di sangu ay mag nekk fa ay man xale yi nag ñoom laa ci gën a bàyyi xel ak feebar yu bari yi nga xam ne moom mooy am ci ndox yu taw yi jël yàlla leen ci yàlla muccal ci ñëpp te état bi gën a taxawu lépp loo leen jàppoon ngeen gën koo doubler daal pour que askan yi mën a nekk ci jàmm parce que loolu lañ leen fi tege jaa ngeen jëf boo suba ak jàmm incha allah mangoog sama xel day dem ci yaayu daara yi ak ñi ñu xam nañu togg yu neex yóbbul seen moromi soxna yi fa nekk dana ci am solo lool ndax ñoom itam wax dëgg yàlla mënuñoo sax teg ci normalement yeneen ak yeneen yu ci xaj rek ñu defal leen ko ndax télévision moo ni mel dafay yeete te lu yeete ku ne jàkkaarloo nag koo xam ne wax dëgg yàlla lu ñu wax rek daf koy soxal Eva Tra nag dafay dem fële ca cité Djily Mbaye gannaaw hypermarché exclusive
remercier ki nga xam ne moo ko solol tenue bi xaw ma marin la xaw ma lu ma doon waaye daal macha allah kontaan naa neex na ma Penda Asta Mode jërë ngeen jëf ñu ngi nekk ci 77 974 03 97 77 974 03 97 remercier également sama coiffeuse muy madame Diène Ndey Ami ndax moom tiireel karaw gi tey ne ma awa dawal gaaw liggéeyi jot amul ma nga nekk ci 77 648 50 16 Mia Ndour ak équipe am jërë ngeen jëf directeur DG mi fi teew remercier nañ ko sànq Mia yow itam ñu ngi lay remercier di jaalewaat rek famille Ndoobu Seen ci génn àdduna ki nga xam ne mooy soxna Mam Diarra ñu ngi koy jaale njabootam yépp keneen ku ñuy jaale njabootam itam muy soxna Aji Diallo bokkoon ci groupe promotionnaire Eva nag xam nga léeg-léeg day lonkook ay nijaayam ak ay tantam macha allah élève Youssouf Traoré yooyu ñu ngi leen di nuyu ñoom ay camarades de promotion lañ waaye daje pour une même cause macha allah yal na yàlla barkeel Pape Maysa Dieng itam nekkoon sunu xarit di frère itam ba tey ci Mara ñu ngi koy jaale waa këram yépp macha allah di ñaan yàlla yóbbu leen ca Firdawsi aljana bu gën a neex yal nay seen kër ñi ñu doon seetaan cofeel la ñuy am saa su ne jàkkaarloo ak yéen lu dul baax a ko gën baax a noppale yal na yàlla sàmm Sénégal sàmm àdduna bi yëpp macha allah jële fi mbas mi te itam dolli jàmm ñi nga xam ne ñooy suñu kilifa diine yi kilifa aada yi ak kilifa àdduna yi jërë ngeen jëf ba suba ak jàmm incha allah.